Papis yaa ngi ci Speed sa copain Mohamed Mbaye bokk ci staffu télé bi te ñu gëj laa gis lu waraloon loolu. waaw mais maa leen di nuyu téléspectateurs yëpp di wax ne kontaan nañ si loolu Mohamed moom sama frère la donc ñu bokk lépp donc di gëj a ñëw nag course lool namoon ko tamit trop waaw yàlla def daal mu ñëw tey vraiment partager moment bi ak ñi nga xamante ne yëpp moom laa si fekk di si kontaan lool di kontaan tamit liggéey bu rafet bi ngeen def. Papis ñu gis ñu bëri da ngeen xaw a nuroo yaa Sakhi Thiam wax ji bariwul su wax ji bari du yow doo gëj ñu ci coowu course ni ngay ñëw course ba la ngay toog di wax li ngay looy def sa kër nga ko réglé dafa am loo jàng Sakhi wala dafa am lu mu la jàngal si course. waaw xam nga nag course dafa nekk loo xamante ne dama see juddu dama koo xam donc pratiqué naa kilifa yi mag si course ya nga xamante ne dama nekk seen biir màgg seen biir jàng si ñoom donc course ñëpp xam nañ fu mu tolloon si jamono ay Badara Lo Ablaye Gueye Walda ak professeur Bao soo xoolee sama papa Cheikh Tidiane Niang ak Sakhir xam nga dualité bi nga xamante ne amoon na seen diggante dans une saine émulation nag ndax lépp si jàmm rek ak salaam la daan am donc ma màgg si loolu xam nga fu si nekk it ma xool li ci gën ma jël ko loolu yëpp nekk loo xamante ne toujours si biir dawal bi daf may jëriñ waaw ndax dama jàng si ñoom lu bëri te xam ne course moom kaf la foo ak ree et que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. merci beaucoup merci beaucoup. jóg nañu parce que génn nañu. fas yi génn Moustapha Fatim moo génn deuxième Amine moo pose madame Dama deuxième position madame parfait position quatre position lañ toog Lat Fatim moo génn ba jëf fas yi Lat Fatim moo génn ba léegi deuxième position njëkk moo ni deuxième position tournant lu golo lu couture bi noonu ñoo ngi kàbbal ñu siñu ñoo ngi nii di position Fallou moo ngi sax karaket bi moo ngi téye ak dara yënguwul njëkk moo ko sëkkatal ak deuxième position ba tey njëkk Pétri lii moo jiital fas yi jamono moo ngi tournant Sakhi Thiam bi ba tey Lat Fatim moo génn madame daal ñëw na Lat Fatim ñëw na Amine génn Amine ñëw na nekk naa njëkk benn fas ba tey Lat Fatim yokk Lat Fatim dem na ba tey Lat Fatim moo génn madame daa njëkk ñëw na ba tey Lat Fatim moo génn ñoo tëdd tunnel xombal bi ba tey njëkk ñëw na ba tey jamono ñëw na jamono ngi ñëw ba tey ba léegi Lat Fatim nga génn ba tey Lat Fatim moo génn Lat Fatim ba tey Lat Fatim moo génn Lat Fatim njëkk premier Lat Fatim deuxième njëkk troisième jamono quatrième Amine noonu la ku si de santaat yàlla bu baax julliwaat si yonent bi santaat sama ñaari waay lii yëpp yàlla ko dogal ak ñaar la moo se bu jógee équipe Saint-Louis ñoo équipe Lampard la moo se sekk waaw gis nga rek loolu la yàlla tuddoon yàlla noonu si jàmm bi ala kulli àll da nga si yàlla lan nga wax tey lan nga hommage yo tey hommage ngeen man ma xaa fay li yëpp moom la billaahi nice gis ngeen ñoo équipe Lampard raw course gi noonu gis ngeen course gi noonu loolu mooy gis ngeen ko ñuy félicité Fall équipe Lampard Bokar maa ngi lay fay. Cheikh yaa ngi ci Speed waaw ngeen préparé 20e journée ngeen dawal teewoon ngeen duppee ko Allah Samba Kula Diop Cheikh la ngeen préparé journée boobu. xanaa di ci woo amateurs yi ak supporters yëpp ndax bés la boo xam ne bés bu waa Tivaouane fonk la bés la boo xam ne waa Tivaouane dañ ko doon xaar
bés la boo xamante ni doon nañ ñaan sax mu teeloon a ñëw ba ñu duppee ko ki nga xam mooy Bathie Diop parce que Bathie dafa lebal waa Tivaouane Teranga doon na fa lu tolloog 4 ans président mu doon nag njiit ak njaatige goo xam ne ci ñun fu ne taxaw na fa Tivaouane lu ne defal na ko Tivaouane ndax kër Bakary nga xam ne tubaarkàlla mooy kër maamam nga xam ne Ibra Degen Tanor tubaarkàlla maamam dafa ñaanoon loo xam ne bi Bathie juddoo tubaarkàlla màgg Bathie daf ko fédélikoo la rek ba mu looloo sabab bi mu génnee àddina ñu denc ko suufu kër Bakar. jóg nañu lay bay moo génn c'est mon troisième position Madiama moo génn on dem c'est mon troisième position ku jëlee fas yi nag mooy Debbo jëlee fas yi ñoo ngi toog ñu jëlee fas ñoo ngi toog tournoi Sali Sakhi Thiam foofu sa mag bi fas yaa ngi njàpp ñoo ngi tunaalu Otu Demba Seck génn na fas yi teg loxoom fas yaa ngi dem am na fas bi jaar si aras bi Assirou ñëw na ba tey Otu Demba Seck moo génn moo génn ba léegi. bien sûr ba léegi nag Otu Demba Seck Mbaye nag moom moo génn gum ki ko indi nag moom mooy Mbaye Diène Mbaye le grand Mbaye Diène Mbaye moom moo ko fi indi xam ngeen ne keroog la fois passé def na fi takkusaan bu am solo boo xam ne bii dafa jël premier ñëpp daal di koy yéene ki nga xam ne kii tamit moom mooy Mbaye Diène Mbaye en tout cas daal ba léegi dëpp Otu Demba Seck Mbaye moom moo rawagum pour le moment. ba léegi moo génn am na sooke bu daanu ba tey Otu Demba Seck moo génn Otu Demba Seck moo génn Otu Demba Seck moo génn moog Assirou Otu Demba Seck Mbaye moom Otu Demba Seck génn Assirou ke Assirou raw na jóge rek di seeni jeune ba léegi lam va raw deuxième Otu Demba Seck moo ngi noonu Assirou moo raw benn instant bu cadence bi yokkoo rek bu raax toog yàlla mën na ci def jàmm te liñ ci doon séntu yëpp am na waaw ñu ngi félicité Omar Sarr di félicité suñu professeur muy suñu papa te suñu kilifa ak yow it ñu lay félicité bu baax di félicité sama mag ju baax ji nga xam ne su ma xamee Sakhi Thiam moo tax kon kontaan nañ daal Bokar merci beaucoup. ñu leen félicité bu baax. kii ma taxawal ni. delloo naa la ziar bu baax Bokar. di leen félicité ci Buraax. Merci di leen félicité yéen tamit yéen ñëpp vraiment waa Thiès xam nañ supporters yi ni ñu sonnee ci Buraax ñu ngi leen di remercier ñëpp di remercier écurie Réunis ñoom Laay ak ñoom jàmbaar yëpp liggéey ci Buraax. ñu gis ni ngeen rawante tey rawante équipe ma gis Sakhi Thiam 2016 laa gisaat Sakhi Thiam 2015 laa gisaat wala ngeen wax ak booy avant ñuy rawante ba gis tey ngeen rawante équipe day ji. waaw xam nga Bokar boo seetee ñuy wax course dafa war a nekk d'abord course d'écurie balaa ngay def course personnelle écurie bu rawee la ñuy gën a tudd ko bu ñu tuddee nit ki ci boppam te course bi noonu la mënoon demee tey il faut que ñu am koo xam ne dafay jóg yëkkati rythme bi bu ko defee fas yëpp daw Buraax mën a génne mëninam daal voilà. di la félicité di félicité sama papa Sakhi Thiam ndax kooku lu ma am si course rek wala ko am si course ndax ku yokkul da ngaa wàññi profité di ko ñaan guddi fan yàlla may ko wér ma koy yóbbante nuyoo rek boo nekk sa doom sa caat bu góor bi Bokar si mu ngi lay nuyu kii mooy Ablaye Sarr Père Haza fas yi génn nañu nekk nañ benn ndug ay taay génn na ay taay moo génn C'est la suite de son performance. ay taay moo génn Le numéro 11 numéro 5 bi baax na ba tey moo ngi ko sëkkatal maa ngi toog na fas yi nekk nañ benn ndug Père Haza waxoon naa la ko sànq nee naa la Altaï forme la indi Altaï performance la indi loolu mu doon daw xel yooyu moom moo des ba léegi ci yaramam loolu tax nag muy dem li nga xam ne bii moo mbir mi mais toujours Altaï en tête mais li ñu dawagum nag 37 secondes moom la ñu dawagum mbir mi demagul fenn distance bi 2200 mètres la. le Père Haza comme ni nga ay taay moo génn ni ñu deuxième position Manga moo ngi toog Ndiouga Fallé ngi toog fas yi nekk nañ benn ndugu wax dëgg yàlla ñëpp a ngi téye Pele ngi si biir Manga moo ngi si biir Buraax moo ngi si biir Ndiouga Fallé ngi si biir jaamu yàlla ngi si biir li nga di moytu saa yi ba tey ay taay moo génn deuxième position nit ñi wax dëgg yàlla ñu fas yëpp a ngi def wax dëgg yàlla
ba tey ay taay génn tunaan xombal baa ngi noonu Pédia fas yi nekk nañ benn dugub Pédia ba Père Xaasa. benn dugub rek lañ defagum ba léegi nag Altaay mel na le peloton Altaay nag moom moo jiitugum li si des yëpp beneen groupe la ku ci nekk rek mu ngi toog nag di xaarandagum li nga xam ne bii moom la ñu doogum nag muy 1 minute 27 secondes fii nga xam ne fii moom mooy hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès bu comité national de gestion des courses hippiques muy 19e journée fusion groupe 2 ak tamit groupe 3 ci seen kanam. dëgg la ba tey Père Xaasa ay taay moo génn nit ñi moo toog Ndiouga Fall toog Buraax toog ñëpp a ngi toog fas yi nekk benn dugub papa ñu ngi daan triple aras ba tey fas ne benn dugub di fes si entraîneur yi ba tey ay taay génn ba léegi deuxième position Ndindi maa ngi toog Buraax ngi toog Bele ngi toog ñëpp a ngi toog rek benn dugub ba tey Bel avancé na Buraax avancé na Ndiouga Fall avancé na Ndiouga Fall génn na Ndiouga Fall génn na aysa ba tey Mame Boye dawal nañ ko Buraax daw na Buraax moo tax troisième position Buraax daw na Buraax ñëw si Mame Boye Ndiouga Fall troisième position Père Xaasa ba léegi Buraax génn na. Buraax ñëw na Buraax nag mu ngi ñëw nag si dernière ligne droite bi maanaam bu ñu defee virage bi rek ba ñëw li nga xam ne bii moom leen des si ay métrage moom bare Buraax nag moom moo jiitagum ba léegi deuxième position Mame Boye King en troisième position Salimar yaakaar naa ne yëf yi am na solo Buraax premier fas yi daw nañu def nañ 3 minutes 2 secondes lañ taw tey ni nga gisee course bi Père Xaasa tey loo gisee course bi tey jàkka bi en tout cas la performance bi am na solo ndaxte ki nga xam ne kii moom mooy Altaay ñu gis nga ñëw tey sa papa sa xarit Sakhir Thiam raw fusion yi te lan nga papa Sakhir Thiam. waaw mais xanaa di ko féliciter rek moom tàmm na ko vraiment xam nga muy koo xamante ne day dundal course donc su amee victoire bu mel nii du ñu def lu dul kontaan si ndax course bi moom lépp ñoo ko bokk c'est nous dans nous donc duñ def lu dul féliciter ko rek te ñaanal ko ndam li jikko waaw. moom jigéen la soxna su man góor te yaakaar naa ne le départ est donné. fas yi génn nañ Dalinkoor moo génn waaye rea nañ ko sëqatal damel teeñ Ngoné Latyr ak Major génn na waaye ba léegi damel teeñ moo ngi noonu Ngoné Latyr Major moo ngi jàpp Faydo ngi njàpp Daasa moo ngi njàpp Père Xaasa. Dalinkoor nag moom moo génn gum ñi si des ñëpp nag ñu ngi jàpp def benn njaabu golo rek wante Dalinkoor fi mu nekk nii mu ngi joxe li nga xam ne bii moom mooy distance bi dafay profité si naïveté ñi nga xam ne bii moom mooy les autres chevaux et également les jockeys pour mën a def une grande performance mën leen xëcc bu baax ba nga xam ne bii moom li nga xam ne bii moom lay daw si distance bi muy 2200 mètres dootul sonn c'est pour cela nag muy jëkkante ak ñoom mais est-ce que dinañ ko si bàyyi parce que ñu ngi dem Rayane mu ngi koy dabi ki nga xam ne kii moom mooy kii Rayane oui bien sûr waaye Major bien sûr Major la acca ñu dem ba léegi Dalinkoor moo génn deuxième position Major la diggante ñaari xàcc yi Ngoné Latyr damel teeñ ñoo ngi toog doon benn fas Faydu moo jël fas yi Rayane jël fas yi Major génn na Dalinkoor ñoo ngi ànd ñoo bokk benn papa ba tey Major génn na ko Major génn na ko. Major ba léegi moom moo jiitagum wante nag li mu rawee ki nga xam ne kii moom mooy Dalinkoor barewul ay simili ay métrage yu ndaw la rek wante ba léegi nag Major moom moo jiitagum xam ngeen ne nag Dalinkoor dañoo xëy rek mu daal di nekk si bopp bi wante boobu ba léegi fi nga xam ne fii moom mooy si virage bi pour ñëw nag dawagum nañ 1 minute 36 secondes Major moom moo jiitagum ba léegi ci 4e et dernière course bi. ba tey Dalinkoor génnaan na Ngoné Latyr ñëw damel teeñ ñëw na Faydu ñëw na Daasam ñëw na Rayane ñëw na ba tey Dalinkoor moo génn Major ñëw nañ ba léegi ñoo ngi dem Dalinkoor Major Père Xaasa. Dalinkoor jëlaat na fi nga xam ne fii moom mooy place am mais est-ce que Major dina ko bàyyil en tout cas Dalinkoor daal encore une fois dafa doon nag tey doon loo xam ne fii fas woo am jom la fas woo xam ne bii encore une fois li nga xam ne bii moom lay daw Major mu ngi koy jàppi sànq si premier tour foofu la ko jàppoon Major dem na fa li nga xam ne fii moom mooy sa péage ba ki nga xam ne kii moom mooy Major yaakaar naa ne Major fu mu nekk nii tàng na jëpp Major tàng na jëpp Major tàkk na. Major génn na may na 3 pono 4 pono
Damel Teel a ngi ñëw Faydo ngi ñëw Darou Sam a ngi ñëw Major génn na ba léegi Père Khassa deuxième position Damel Teel moo fa nekk Darou Sam moo nekk quatrième position Major moo Faydo moo nekk troisième position. Faydo deuxième Faydo actuellement deuxième Faydo en deuxième position en première position ki nga xam ne kii moom mooy Major wante nag Faydo moom moo si topp gum ci diggante Darou Sam ak ki nga xam ne kii moom mooy Faydo ñoom ñaar benn bopp lan dara mënu dox gum si nga xam ne bi mooy seen diggante wante nag ba léegi nag Major moom mooy jiite gum Faydo nag moom moo si topp c'est pour l'arrivée ki nga xam ne kii moom mooy le numéro 7 Major moom mooy jiite gum. Faydo raw na Faydo deuxième position Faydo première position Major loolu la Père Khassa demee Père Khassa noo jàng ko si tey jii nga gis Major wax dëgg yàlla nga gis tey nga gis tey Major tey ñëw raw na dem. dama ne diggante ki nga xam ne kii moom mooy Faydo ak Major gàcce ngalama ñaari fas yooyu ñoom ñaari ñoo doon rawate kii. macha allah Faydo daw na di féete Abdou Gadiaga di félicité Abdou Gadiaga di félicité Abdou Gadiaga kii mooy Abdou Gadiaga kii mooy borom Daaru Salaam kii mooy borom Idrissa Seck kii mooy Magu Pax kii mooy Magu Tumuk Abdou maa ngi lay nuyu. oui maa lay fay boobu. Abdou boobu ba léegi ñëpp coow li bari nga toog muñ di liggéey boobu ba léegi ab tey na ngay ne ma doon gis mu dëggal boppam lii nga wax tey lan nga yëg Abdou Gadiaga. waaw di santaat yàlla rek di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant kees gi yëpp nag bàyyiwuma kenn surtout yow mi sonn nga ci man trop ay ñoom malal di gërëm ñëpp Badou Diagne Modou Samb tout lu ma limee daal damay juum maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp première bi maa ngi koy may képp nga xamante ne mu ngi may béggee di béggee fas yi maa ngi koy may di sant tamit professeur Sahir Thiam di sant Ablaye Sarr mi nga xamante ne moom lañ seqal liggéey bi di seq di sant écrit bi yëpp daal di sant écrit bi yëpp. Abdou coow li bari na trop nga dégg lu ne nga toog suñu di liggéey ku la xam-xam ne champion nga ndax entraîneur yi wax fi yëpp raw ñu loo rawul Abdou la moo sa secret. ah non muñ rek sant yàlla rek tey liggéey bañ a bàyyeeku nag xam nga te xam ne yàlla rek mooy dogal waaw di sabablu daal teg lépp ci loxoy yàlla suñu borom jërëjëf. merci Abdou. kii mooy Abdou Gadiaga victoire Major bi man maa ngi koy may Malakan Samb ndax li ma la wax mooy kii mooy Omar Sarr kii moo raw Sansi Buraax kii moo raw si Major ñëw dëgg boppam fii di félicité baax kii mooy Major Bamba lan nga nekk tey jii. tey dama kontaan. billahi wallahi taala dama yàgg nekk si teen bi. billahi wallahi. kooku mooy Major moo ngi noonu kaw réew ma pay Aliou Buraax mooy li nga xam liggéey rek moo wóor ki ñu waxaat tey jii ñoo ngi noonu di xaar résultat provisoire yi wax dëgg yàlla tey jii victoire am nag ñoo ngi koy may Malakan Samb di ko may Professeur Sahir Thiam sama nijaay ngi nii borom Major a ngi nii ku gëm Major tos te noo jàng course bi. course bu nargoo yi waaw course bu rafet la course bu neex la et puis confirmation la si Major quoi parce que jamono yi passé yëpp ñu ngi koy gis muy def ay progrès di ñëw malheureusement entre temps moi benn gàllankoor xaw a xoosu nii si côté bi mais je pense que vraiment fas bi fu mu nekk nii daal toll na si performance quoi. ma gis nga gëm Major la moo nga gëm Major. pardon. nga gëm Major damay gis. dama xam fu mu jógee dama xam giiram rek xool ni mu doon dawee 2 ans ak 3 ans mu doon benn fas boo xam ne waroon na wane sax lu ëpp loolu mais yàlla nag mooy maye ndam mooy maye lépp ah yàlla tey la koy soog a tudd ak yeneen suuf y a pas de problème daal ñu ngi rafetlu loolu. félicitations kooku mooy sama nijaay Dominique Abris ku yokkul da ngaa wàññi moo seef gis nga course yaay noonu ñu xaar résultat provisoire rek ñu doog a tàggatoo di féliciter Professeur Sahir Thiam borom équipe réunie wax dëgg yàlla di féliciter sama mag suma xarit Ablaye Sarr ñu déglu résultat yi. Et dernière course, notamment le groupe 1, sur une distance de 2200 mètres environ. Résultat provisoire, ordre d'arrivée. Premier numéro 7 Major. Premier, numéro 7 Major. Temps 3 minutes 04 secondes. Temps 3 minutes 04 secondes. Deuxième numéro 2 Faydo. Deuxième numéro 2 Faydo. Troisième numéro 3 Darou Sam. Troisième numéro 3 Darou Sam. Quatrième numéro 5 Ngone Latir. Quatrième numéro 5 Ngone Latir. Cinquième numéro 4 Ryan. Cinquième numéro 4 Ryan. Sixième numéro 1 Dalinkoor. Sixième numéro 1 Dalinkoor. loolu moo doon résultat yi gën ngeen ko comme ni ma ko waxee maanaam sama caméraman Adi wax dëgg yàlla tey jii ñoo ngi si 19e journée tey naanu góor yi Major moo raw fusion bi Buraax moo raw 2 ans yi Assuro raw 3 ans yi Lat Fati moo raw
ñoo ngoon fii potom sama koduñ ko borom gañaay papa Ibrahima Diop kaddu Seydi Ana Dioum borom France di leen wax rek di leen joxoon ndig lage inshallah le 20 inshallah feeñ jëm ñoo ngi dem ba Tivaouane kii di la sama kanam mooy Abdou Gadiaga borom Dar es Salaam kenn moom muñ liggéeykat la di leen joxaat rendez-vous inshallah rabbi rek maña an sama cameraman Madia ànd ak magam Adi wax dëgg yàlla muy xale bu sawar mun liggéey macha allah wax dëgg yàlla wax dëgg jox naan incha allah Tivaouane incha allah rabbi bii di ñëw incha allah dimanche le 20e juillet incha allah Tivaouane waa Tivaouane ñooy dawal duppee ko Samba Koro Diop képp ku tur si ñoo ngi la siy xaar wax dëgg yàlla ku tuddee Samba Koro Diop moo tudd nañu ko kus ndax fi ñu taxaw nii nijaay la ko tuddee Alaaji Ndioma Kodou Diop borom gañaay di leen jox rendez-vous incha allah rabbi beneen émission dawal bi en sama cameraman Adi di ba dimanche incha allah rabbi di nuyu suñu président Pape Doumbia ku yokkul da ngaa wàññi ba dimanche bi ñëw incha allah rabbi macha allah